en appui au personnel de santé nga xam ne benn plateforme citoyenne la bu ñu teg ci jëm ci jàppale nguur gi ak médecins yi ak personnel sanitaire bi ci xeexum Covid-19. merci beaucoup ñu ànd ci ak Yaya Diallo moom ci député Benno Bokk Yaakaar yi la bokk waaye itam jiite ndawu Benno Bokk Yaakaar yi ak ndawu parti socialiste maa ngi lay nuyu honorable député. maa ngi lay fay Pape Ngagne am beaucoup de plaisir ñëwaat fii ci TFM di nuyu sama co-débattrice tey yi toog ci plateau bi di jiital ci nuyoo bi sama sœur sama xarit madame le ministre de la jeunesse Néné Fatoumata Tall di ci teg sama beneen sœur sama rakk sama xarit sama collègue la Benjamine de l'Assemblée nationale. bi bokkul loolu amatu fi ci réew mi beneen bi mooy seetaan naa une partie de l'émission gis naa journaliste bi muy terminé nee na ko yal nañu yàlla may ñu egg si suñuy kër ak jàmm te dara duñu fekk ndax li nga fi wax garaaw na. loolu déglu naa ko loolu retenir naa ko tam lii xew kon dañuy bàyyi yoon mu def liggéeyam tamit relever tamit que ni journaliste warul joxe ay sources am journaliste tamit waru ci làqatu ba wax lu ko neex. tiiwu ma ko enfoncé wu ma ko. non làqatu gay ku wax ci télévision ñëpp gis la je pense que làqatuwuloo ci li ngeen làqatu li muy wax mais journaliste warul làqatu ci ni journaliste warul joxe ay kiyam ay sources am ba yoon warul tamit bu fekkee ni dafa posé wu ay question ci li nga xamante ni wax na ko mu engagé sécurité ak sûreté réew mi ba yoon du ko ci laaj. réew dañ koy gérer en toute responsabilité bu fekkee gendarmerie gis nañu ni dañ leen a diffamer wala waxal nañ leen loo xam ne amul am nañu droit yoon am na droit ñu woo ko laaj ko. loolu la mais mi ngi nekk ci table yoon nañu bàyyi yoon def liggéeyam commentaire si sax day jur la nga xamante ne ni ñun amuñu ci droit. d'accord may voilà. waaw Pape Ngagne Cheikh Yérim li ko dal ñun de en tant que opposante mënuñu bett. ñu bett nag parce que liberté d'expression délit la boo xamante ne jamono ji ñu ngi koy xeexal Abdou Karim Gueye. mu ne ci keso bi parce que dafa wax xalaatam. ci lu ñu war a gérer lieu de culte yi. ñu jàpp ko tëj. beneen cas boo xam ne peut-être ay injures publiques la wala kàddu yi rafetul mais buy Assane Diouf boo xam ne itam ci domaine privé la parce que espace privé la parce que ku demul ci Facebook am compte am ni wax doo ko dégg. ñëwul ci télé yi demul ci rajo yi. mais moom itam mu ne école yi waruñu ko ubbi tey état bi d'accord ci loolu mais ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi. ak yeneen yoo xam ne duñ ko énumérer. foog naa c'est pas la première fois ñuy dem dik pour taxawu journaliste mën nañ fa tase ma ak yow. bien sûr mu baan ñu convoqué ko fa. donc du lu bees. du lu bees yàgg nañ ko di gis fii nii maintenant kañ la commencé ndax am na régime yu ko doon def du débat bi. parce que ku ko munti woon def sanctionné nañ la voté nañ la jële fi teg fi rupture teg fi des gens qui sont censés bañ ñu delloo ginnaaw mais avancé loolu. donc loolu la ñu constaté li tax ñu koy soutenir c'est pas parce que dañ ko xam. c'est pas parce que li mu wax dafay dëgg. c'est pas parce que dañu d'accord ci l'homme sa façon d'être ou de faire parce que ñun dañu jàpp ne sax ñoom la gën a jege. parce que souvent opposition bi toog nañ jooy ci ay prise de position yu mu fi def. à plusieurs reprises. mais li tax ñu koy soutenir mooy dañuy bañ li pasteur Martin Niemöller doon wax dal ñu. mooy ba ñuy jël ci communistes yi jóguma parce que bokkuma ca ba ñuy jël ci syndicalistes yi waxuma ndax bokkuma ca ba ñuy jël ci juifs yi ak ñoom seen ñëpp waxuma ca mais tey bañ ma jël see kenn desu fi pour waxal ma loolu moo tax ñu di ko soutenir parce que boo nekkee ci état de droit état ak ni mu toll Cheikh Yérim tamit c'est pas n'importe qui du man maa ñëw toog ci plateau wax c'est un journaliste te foog naa journaliste nag dafa bokk ci benn corporation SYNPICS gis nañ seen communiqué mu am ak CDEPS aussi la même chose mu am itam kuréel bu fi nekk rek ba ci Reporters sans frontières amul ñenn ñoo xam ni dafa ñu communiqué ci cadre boobu mu am itam lan loo xamante ne moom mooy malaanu kiir laay journaliste comme ñoom nii ni ñu amee seen protection seen immunité parlementaire journaliste bi am na sañ-sañu def ay révélation Sénégal xaw na fay tàkk ndax Mayani Jones moo def ay révélation te amu ci preuve ak BBC te Sénégal tàkkul te Sénégal woowu ko ba tey te mujjul fenn te Sénégal woowu ko ba tey mujjul fenn tout à fait ñu ngi doon xaar Sénégal woo ko
mais Sénégal woowu ko ba tey. kon doomu réew mi muy Cheikh Yérim Seck bu defee ay révélation foog naa ni war nañ ko mën a woo ne ko indi ci ay preuve bu fekkente ne jugement am na. mu joxe ay preuve mais ne ko révéler sa source ba téye ko ci depuis démb mu fanaan foofu loolu la ñuy mettitlu parce que Cheikh Yérim Seck am na carnet d'adresse am na fu mu dëkk. mun nañ ko convoquer mu ñëw ñu convoqué waat ko sax devant le procureur mais lu tax ñu bëgg koo def garde à vue tënk ko ci section de recherche pendant ce temps-là ay trafiquants de faux billets ñu bàyyi leen ñu ñibbi ci seen i kër c'est scandaleux et nous on s'indigne nag parce que dëkk boo xamante ne boo jàppee journaliste en tant que citoyen lambda dañuy tiit parce que journaliste bi nga xam ne moom am sañ-sañu enquête révéler saytu wax bu mënta wax kon sénégalais lambda bi moom xanaa kon moom bakkanam ak làmmiñam dafa nekk ci xolitu gerte. donc loolu moo tax nag quel que soit fu ñu mënti far combat de principe defuñu ko pour une personne defuñu ko pour ki nga bokkal wala ki nga bañ wala ki nga soreyoo da nga ko war a def juste pour principe bi parce que principe bi foo mënti nekk l'histoire est têtue foo mënti nekk ëllëg même principe bi mën na laa dab parce que ñii fi nekk tey nag c'est un gouvernement de journalistes le président Macky Sall lépp lu fi nekkoon ci journaliste mu ngi ci wetam tey jii gis nañu ci presse bi lan lañ gis avant lii ay journalistes ay yaa xam ay ñoom Madiambal Diagne ñu génnee ay révélations yu extraordinaire di ci citer ay particuliers di wax ci sunu foncier bi est-ce que yoon woo na leen kon ñun xam nga li ñuy ñaawlu justice 2 poids 2 mesures boobu. d'accord loolu daal mooy li nga xamante ne on le justice 2 poids 2 mesures mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey parce que loolu sax ki nga xam ne mooy Luc Nicolaï wax na ci kaso bi nga xamee ni bàyyi nañu Bougazelli mu génn wax na ko xam naa ni jombul ne gis nga ko 2 poids 2 mesures boobu kumba am ndey ak kumba amul ndey junj na ko moom Maïmouna ndax loolu gisee nga noonu justice su Sénégal. waaw d'abord xam nga dañu naan no justice no peace. mënuloo am bu justice amul jàmm du am bu justice amul jàmm du am. donc ñun dañuy ñaan di gën a artu ñuy gën a jëmmal justice. waruñu fragiliser pouvoir judiciaire maanaam suñu magistrat yeeg yu wóolu nañ leen fonk nañ leen Sénégal def na formation bi war. mais ñoom aussi waruñu fragiliser seen corporation ni député bi. amee charte bu ko yoo xam ni nit ñi dañ ciy am lu leen di naqari te du tegu ci yoon. loolu tam effectivement donc boo bàyyee kii làq doom dóor doom. voilà ëllëg si biir dafay jur ay frustration bu juree ay frustration mën na jur yeneeni taxawaay yoo xam ne gis nañ dëkk yoo nga xam ne ñàkk justice taal na ko. gis nañ justice yoo xam ne indi na ay rayante ci seen biir. gis nañ justice boo xam ne dëkk boo xam ne ñàkk na justice ba mu indi noonoo ci seen biir ñun nag balaa ñuy àgg foofu ñu gën leen a artu gën leen a ñaax ñu gën a di wax justice di gën di dogal justice parce que aussi muy citoyen boo jàppee ki sàcc ginaar nga daan ko bàyyi ko fa ay mois et ay mois ki nga xam ne xëy na am na malaan kiir lay bu sàccee am subterfuge yu ñu jaar mbuxum génnee ko bàyyiwaat ko muy dox ci air bi loolu xëy na am na fu muy toll dina indi ay jéeye yoo xam ne xaaruñu ko suñu dëkk yi donc il faudrait que justice xëy na nee nañ dañuy làbbali rek ñu gën a seetaat seen taxawaay gën a aussi di diligenter dossier nit ñi parce que mënuñ la teg foofu mandat dépôt lu yàgg ay donc te kenn du la juger donc c'est des choses yoo xam ne war nañ koo améliorer dans Yaya kumba am ndey ak kumba amul ndey bi ñi koy jooy ci justice su Sénégal bari na mais li nga xam ne moo ci mujj mooy mbiru Seydina Fall Bougazelli moom Maïmouna moo ko tudd ba tax keneen di détenu di Luc Nicolaï moom itam mënul comprendre lu mel noonu kii ñu may ko liberté provisoire moom mu ba nekk ba tey ci kaso bi. foog naa du man du yow du homme politique moo libéré Bougazelli du man du yow ñoo téye Luc Nicolaï encore moins du man du yow ñoo téye Cheikh Yérim c'est la justice te la justice sénégalaise ñi ko composé c'est des hommes et des femmes man la yow la yu jàng waaw ba pare jàng def seen concours réussir ko am seeni responsabilité di ko doxal Papa Ngagne xam nga man lu ma gëm Papa Ngagne xam nga man lu ma gëm ci li ma nekk duma ci nangu mukk ñu ma ciy xoolee bët bu négatif kon duma ko teg keneen tey sa journalisme bii nga nekk Papa Ngagne doo nangu mukk ñu lay taxé de corrompu parce que gëm nga li ngay def man ci politique bi may def du ma nangu mukk ñu may taxé de corrompu pourquoi ma koy accepter les juges et les magistrats il faut que nit li ngay non attends Papa Ngagne laisse-moi jugement yi la ñuy wax ci atte yi ci fee yi dañu gis fee yi Papa Ngagne
les juges et les magistrats sont les mieux placés pour juger les faits et les apprécier foog naa looloo tax ñu teg leen fa. C'est des personnes qualifiées qui méritent respect et considération. mënuma gëm ni sur des faits gis nga le droit est très sensible. Sur des faits, des juges peuvent avoir des appréciations différentes, mais ça relève du domaine du juge d'apprécier et de donner son verdict. Bu ko joxee nag pour man en tant que citoyen respectueux de la justice de mon pays qui est le troisième pouvoir de ce pays foog naa war naa ci tënku respecter loolu. Encore une fois bu ñu fragiliser sunu justice duñ ci gagner dara. nañu respecter les magistrats nañu respecter notre justice parce que loolu moo ñu war. D'accord madame le ministre nekkuñu ci jamonoy kumba am ndey ak kumba amul ndey pour yow. kumba ndey am ndey ak kumba amul ndey loolu mënuñ ko wax parce que bu ma jëlee exemple bi nga wax sànq wax Luc Nicolaï nee na dafa rebelle wu parce que lii parce que may nañ kenn liberté provisoire Luc Nicolaï ci liberté provisoire la jógee duggaat prison kon warul bañal nit liberté provisoire ci mbirum justice la justice mooy xool ban moment la war a mën a may nit ak lan moo war a tax mu may mën a may nit liberté provisoire mu may ko ni moom liberté provisoire la jógee dellu ci kaso bi kon waru koo bañal moromam voilà leneen li ma bëgg a wax mooy vraiment damay am gàcce bu ñuy jël di défendre ñoo xamante ne ni c'est des insulteurs publics bu fekkoon ni man citoyen lambda bi nañu insulter wala keneen encore que là sax c'est très grave mais la première institution du pays le président de la République ay nit toog que mu bu tëjoo ci néegam saago ko sax jaaduwul kon defe naa ni par patriotisme simplement waruñu encourager loolu ba di défendre ñooñu ku nekk xam nañu ni ñu fi cité